خليل يا غجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا غجا وانزلا بالتواون. Buongiorno a tutti, io devo dire che sono molto contento di essere qui con voi oggi, in questo luogo che è un luogo particolare della nostra città, è una casa della musica, ma già il termine casa significa molto per noi e sono contento perché è un'occasione di festa, per voi, mi piace essere qui con voi per condividere questo momento, perché credo che la nostra città vuole essere presente nelle occasioni che riguardano tutti i cittadini, da qualsiasi provenienza abbiano. È bello che ci siano dei momenti di condivisione, che ci siano dei momenti di conoscenza, di scambio reciproco, e questo è un po' l'obiettivo che anche noi come amministrazione stiamo avendo in questi 5 anni. Stiamo facendo un lavoro perché tutti i cittadini, tutte le persone che abitano nella nostra città si sentano, pur lontani magari dai loro luoghi d'origine, si sentano sempre a casa. E per noi questo è molto significativo, perché significa avere delle comunità che siano aperte, che siano accoglienti e che si riconoscano, che siano pacifiche, che dimostrino che c'è la possibilità di vivere in maniera serena per tutti e con opportunità per tutti. La comunità senegalese è certamente per Palazzolo una di quelle più importanti, è una di quelle più numerose, è anche una di quelle più attive, che si fa sentire nella nostra città, credo sia ben rappresentata, e da parte nostra c'è appunto il tentativo di proseguire in un cammino che davvero ci faccia sentire tutti vicini, che ci faccia tutti sentire a casa. Sono state tante le occasioni, credo, in questi anni in cui anche noi abbiamo cercato di organizzare dei momenti, soprattutto Nadia e altre cittadine di Palazzolo, dei momenti di conoscenza, dove si è voluto organizzare dei momenti in cui ci si presentasse, ci si facesse conoscere le varie realtà appunto che abitano in Palazzolo, non solo la comunità senegalese ma anche le altre tante comunità straniere. Sono stati diversi anche recentemente, credo, gli incontri, è stata presente in uno di questi la console appunto senegalese, e quindi di questo noi andiamo particolarmente fieri. Noi siamo sempre a disposizione per quelle che sono le esigenze che le varie comunità e la comunità senegalese in questo caso rappresenteranno, per cercare di risolvere quelli che sono i normali problemi che si possono verificare nella nostra città o comunque in generale, e quindi noi su questo davvero diamo la massima disponibilità e apertura e siamo convinti che questo sarà un momento positivo per tutti noi e per la nostra città. Ringrazio chi ha organizzato questa festa, questo momento, le donne senegalesi in particolare, grazie, perché mi dicono che sono state loro a organizzare, e anche questo è molto bello e molto positivo, e quindi davvero io purtroppo mi scuso se non posso fermarmi fino alla fine, perché ci sono tanti altri eventi nella nostra città, però ci tenevo a essere qui con questo momento di saluto. Vi ringrazio e vi auguro che questa festa prosegua davvero in un clima positivo, e grazie ancora per quello che fate per la nostra città. Va bene sindaco, noi ti preghiamo anche di sedersi un attimino, perché mi è sembrato che sta arrivando il signore, no? Bene, anch'io saluto tutte le donne che hanno organizzato questo incontro e tutti gli uomini presenti,
per l'attenzione e per questa idea, questa disponibilità. Ci siamo visti lo scorso anno e noi eravamo un po', noi come amministrazione eravamo un po' preoccupati, in tensione, mi suggerisce il sindaco, perché poco dopo si andava alle elezioni del Consiglio Comunale. Il sindaco Gabriele Zanni è stato riconfermato. Per noi questo è stato un grande punto di arrivo e di partenza, ma di continuità per tutti i progetti a cui il sindaco faceva riferimento, progetti di conoscenza e di collaborazione con le comunità presenti, in particolare con la comunità senegalese, alla quale sono molto affezionata. Saluto tutte le donne, grazie, siete sempre bellissime, qualsiasi colore indossiate siete sempre bellissime. Ecco, quindi io spero che questo lavoro di collaborazione continuerà da parte nostra, dell'amministrazione, ma deve continuare anche da parte vostra, di donne impegnate nella comunità palazzolese. Grazie. waaw kon maa ngi dellusiwaat di jégalu parce que dañ ne ma affaire bi dañ ko def en direct, donc il faut mu am ñoo xam ne dañuy war a xam lan la ñu wax ñoom, kon def ko traduction bi dafay xaw a baax. ñoom li ñu wax dañ koy rafetlu trop, parce que kii mooy Sindako Palasolo, kii mooy adjoint. yàgg nañoo liggéey ak ñoom fii ci Palasolo, mais vraiment ñun gis nañ ne lépp loo xam ne soxla nañ ko biir Palasolo dañ ciy jug guddi, jug ci suba, jug ci ngoon. musuñu am benn problème, du problème mu saal, du problème, amul lenn loo xam ne ñu ngi koy lijjanti ci dëkk bi te ñoom juguñ lijjanti ko. te it bu ñuy organiser dara kenn du leen fa jiitu, ñoom ñoo fay jiitu. maanaam mun naa wax ne daal région bi yëpp ñun Palasolo gisuma benn nit boo xam ne tane nga ñu fa nga dëkk. ñu ngi sant yàlla di gërëm. muy expliquer nag ne jàppale ko dafay nekk loo xam ne it nécessité la, parce que comme gis nañ ne nekk ku si nekk yaa ngi am sa cittadinanza italiano, ku nekk presque ñëpp am nañ passeport léegi. jàppale la itam dafay nekk loo xam ne luy war lay nekk, parce que nit ki bu lay jàppale ci bii boor da nga koy war a jàppale ci bee boor. loolu itam bokk na ci message bi nga xam ne moom la joxe na it message boo xam ne wane na ne am na ay yeneen organisation yi ñu fi war a organiser fii biir Palasolo, tradinoo yi ñun suñ biir di ko organiser, ñoom dinañ ci dugal seen loxo, dinañ ci jàpp. wax na fi daal wax joo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu. mënuñ ko woon traduire, mënu ma ko woon expliquer, mais dañ ne il faut ñu def traduction bi en wolof, su ko defee ñi nga xam ne dégguñu ko ñu mun ko gën a mun a comprendre message bi naka la demee. maa ngi leen di gërëm di leen sant.
sëñ bi ñun ñu ngi lay dalal di la tatagal di ñaan ci kàttanu suñu borom xam naa ne ñaanalante lay nekk mais ñu ngi lay ñaanal ñëw bi ngeen yegg si yàlla suturaal leen ba bu ngeen di dellu ngeen dellu ni ngeen ñëwee kooku maa leen koy ñaanal yéen sëñ ñaan nag moom du doy léegi nag li ñu la bëgg a xamal moom mooy ñun dañoo nekk ci dëkk bi muy Palasolo xaw fi sakkan nag tuuti parce que booy seet 2017 rek bu ñu calculer sénégalais yi nekk fii biir Palasolo 650 sénégalais fi woon ñi amoon résidence xëy na nag ñee dañuy dem ñii di ñëwaat mais 650 sénégalais ngi woon Palasolo bi ñu fi nekkee nag ba léegi Sindako bi amul lenn loo xam ne ñu ngi ko koy wax te defaluñu ko salle bi ñu nekk sax saa yu ñu ko soxlaa buñ koy téléphoné ne ko salle lañ soxla mu jox ñu ko bu ñuy organiser ay journée culturelle yooyu ñuy def dajale kii luñ ko wax daal moom mu def ko moom ak adjointam bi vraiment ñun ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax buñ ko amuloon it dañuy am problème ndax duñu am fu ñu jàngee duñu am fu ñu daayira duñu am lenn loo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi moo tax léegi loolu dañ la ko bëggoon témoigner pour nga yëg ko bu baax dégg ko bu boobaa nag léegi xam naa boo ci sànnee sa kàddu ñun ñu traduiral ko ci italien moom mu daal yeewee ko parce que nee na dafay bugg a dem loolu daal sëñ bi lañ amoon lu ñu lay wax ñu leen di gërëm di leen sant bismillah. Dice che ti saluta, che ti ringrazia tanto, tu e tutta la squadra con cui lavori al comune. Dice che prima di arrivare aveva già sentito di come tratti bene la comunità senegalese. Perché una persona che viene da un altro paese e viene qua, che tipo si sente a disagio, è molto facile per lui. Però quando sono arrivati li hai trattati bene, li hai fatti integrare bene e sono molto contenti. E sono molto contenti, ti ringraziano tanto e pregano Dio che il lavoro continui molto bene. E chiede a tutti i senegalesi di ringraziarti per tutti i favori che gli fai e anche la sala che ci hai dato che ci hai messo a disposizione, ti ringraziamo molto. E chiede a tutti i senegalesi di comportarsi bene, di rispettare le leggi del paese per avere un soggiorno molto migliore. Sono molto contenti e ti ringraziano tanto. Preghiamo che tutti i progetti andranno avanti. E che Dio ti dà una fortuna e la pace. E la pace è tutto. Se non c'è la pace non c'è niente di buono. Allora preghiamo per voi. Ti ringraziamo, Sindaco. Vuoi parlare un attimino o cosa vuoi parlare? Non so. Io ho già avuto modo di dire prima quello che mi sentivo a tutti voi, ci tengo solo a dare il benvenuto alle autorità presenti oggi, ci fa piacere che siano qui nella nostra città, che come dicevo cerchiamo di rendere sempre più accogliente con tutti quelli che vengono dalle diverse provenienze del mondo. Per noi sono sicuramente un valore, una ricchezza e cerchiamo di fare in modo che davvero, come si diceva prima,
il vivere pacificamente sia di beneficio per tutti. Quella è la condizione, credo, principale per garantire davvero per tutti la possibilità di vivere serenamente e sfruttare tutte le opportunità che ci sono qui nella nostra città e in Italia. Io credo che questa sia la base e spero che tutti condividano questa modalità, e i richiami che avete fatto voi prima sono davvero significativi e giusti, e anch'io per questo vi ringrazio per questa sensibilità che dimostrate. Quindi benvenuti nella nostra città. Io purtroppo, come dicevo prima, non mi potrò fermare, però ci tenevo a essere qui per portare il saluto dell'amministrazione comunale. Grazie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين وارض اللهم عن صاحب الختم المحمدي مولانا أبي الفيد الصمداني تاج العارفين ممد الأولياء والأقطاب مولانا أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني وارض اللهم عن جميع خلفائه ومقدميه وأهل طريقته وأهل مودتهم إلى يوم الدين الإخوة والأخوات الأحباء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital nag ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu sëriñ bu mag bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala baaxe nañu ko tey ci jataay bi muy Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy ñi ngi koy jiital ci nuyoo bi di ko tatagal di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban waaye di teg suñu nuyoo bi nga xam ne moom lañu war a nuyu gan yu tedd yi mu àndal ku demee ni Pape Khalifa Sy bu Sëriñ Habib Sy bu Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ak Serigne Pape Makhtar Kebe mi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen nekk gu mu nekkoon ci kanam ci peggu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy Malick radiyallahu taala anhu daan ko jàppale ci lu baree bari daan ko bindal taalif yi daan ko jottalil xutba yi nekkoon ndawam loo xamante ni lu mu doyloo woon la moom it mi ngi ànd ak sëriñ bi waaye ñi ngi am ci jataay bi it sëriñ Birane Sy mi nga xam ne moo fi teewal Tiwaawan fii ci Lombardia bi wala ci Italie waaye jiite daayira Silatu Rahim ñi ngi am ci jataay bi it sëriñ Habib Niang mi nga xam ne sëtu maam góor Saane Ñang la bu Jolof mu ànd ak rakkam Sëriñ Omar Ñang ñoom it ñi ngi leen am ci jataay bi naka noonu it am na kilifa yu bari yu rot si ci jataay bi waaye nuyoo bi daal ñi ngi koy teg ci loxo sëriñ bi di ñaan ganam yu tedd yooyu mu eggale suñu nuyoo ci ñoom waaye it eggale suñu nuyoo ak suñu ziyaara ci alxalifatul aam li taifati tijaniya Seyxi Aboubacar Sy Mansour di
la xamal ne xadara bi ak tijaaniye bi nekk fii yépp ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko teg ci sa loxo di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér-gi-yaram ba li nga xam ne moom la yéene xadara maamam Seex El Hadji Malick ak li mu yéene jullit yi yépp yàlla sottal ko ci loxoom. su loolu jàllee daaira Maam Fawade Wele bii nga xam ne moo nekk fii ci Palasolo sul olio te soxna soxna Ngom jiite ko ak Ndey Faatu Ba Yaxara Géey Aja Faal Ndey Daba Jaañ Aram Njoon Nabu Cuun Maam Jaañ Wulayta Mbiidu ak Xadi Mbay ñii ñoo nekk ci bopp bi ñuy ay jigéen nag yoo xam ne yu man góor lañ ak ñi topp ci seen gannaaw ñoom ñoo leen dalal fii tey ñoom ci seen wàll bopp nee na am nañu mbégte moo xamante ne nii xamuñ fan la yem waaye ñi ngi nuyu ak a sant ñoom waa daaira Maam Fawade Wele bépp personnalité bu yàlla baaxe ba nga egsi ci jataay bii waaye di beral nuyoo mboolem dawaayir yi nga xamante ne nii ak association yi ñëw fekke si jataay bi ñuy jiital ñoomit ci nuyoo bi alxadratu tijaaniya bi nga xam ne moo nekk fii ci Palasolo te man mu doya di mi nekk ci bopp bi ak Omar Kundul ak Abdoul Aziz Mbuub ak Ousmane Gange ak Moulay Diop ak ñi nekk ci gannaaw suñu gannaaw yépp ngànka xadara tijaaniya bi naka noonu daaira Ahibaay Seydi Jamil mboolem seen membre yépp ñu ngi ci jataay bi ñu ciy tudd Serigne Maodo Sarr Abdoulaye Cissé ak Cheikh Fall ñoom it waa daayira bi nee na naa leen sant bu baax ndax jàpp gu ñu jàpp ci bis bi naka noonu it daayira Ansaaru Diin bu waa kër Baay Ñas yi ñi ngi ci jataay bi Serigne Omar Kundul ak Baay Baba Manga ñi ngi fii ak mbooloo mi ñu àndal naka noonu daayira Mafatihul Bichri bu waa kër maam Serigne Touba yi ñi ngi fi ñi nga xam ne dañoo nekk fii Palasolo ñoom it ñi ngi fi ak seeni membre naka noonu fédération daayira Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñoom it ñi ngi ci jataay bi seen jiit di Abdoul Ahad Dieng mi ngi ak ñun ci jataay bi naka noonu daayira alxaadiriye yi ñi ngi fi ak daayira alxaaji Abdoul Aziz bu Rovato naka noonu it Senes Tidiane bi nga xamante ne ni ñoo nekk fii ci suñu gox bi te Xuseynu Touré jiite leen ak Mouhamad Wañaan fan yi yëpp noppalu wuñu ñoo yor liggéey bi di ko organiser naka noonu daaira Silatu Rahim bu Zingooña te Xalifa Géey jiite ko ñoom it ñu ngi ci jataay bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci jàppale gi ñu jàppale rawatina sax ci wàllu publicité bi naka noonu daaira Mutahabina Fillahi bu Zingooña te suñu bokk ma fari say jiite ko moom it mi ngi ci jataay bi naka noonu daaira Mutahabina Fillahi bu Lumbel Saane moom it rossi na ci jataay bi waaye fédération daayira Tijaan bu Brescia alxaaji Cheikh Ndaw jiite ko moom ci boppam mi ngi ci jataay bi ak njabootam waaye it waa daayira bi it ñi ngi fi ñoom Cheikh Tidiane Guèye ñoom ñëpp ñi ngi ci jataay bi naka noonu rossi na ci jataay bi ay kilifa ku demee ni Baye Mansour Guèye mi nga xam ne moo jiite daayira seede yi dëkk Caare naka noonu it Cheikh Ibrahima Ñaan syndicaliste bu muy ku baax wax dëgg yàlla am doon mbokk moo xam ne kuy jàppale immigré yi la moom it mi ngi nii teew ci jataay bi naka noonu it Adama Ba ak Njaga Sow mi nga xam ne moo doon traduiral Sindako bi ñoom ñoo jiite association sénégalais bii nekk fii ci Palasolo ñoom it ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm
ci jàppale gi nga xam ne ñi ngi ñu koy jàppale ci lépp loo xamante ni nii ñu ngi koy yëkkati. naka noonu it ñi ngi nuyu maam Boussa Ngom mi nga xam ne sëtu Sëriñ Mba Sóobe la moom mi nekk ci soxna yi teew si ci jataay bi ak mbooleem personnalité yi yàlla baaxee ñu ñëw ci jataay bi donte jotuñu seen tur mais yàlla gis na leen ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci sagal gi ngeen ñu sagal wuy si woote bi nga xam ne dara waralu ko lu dut dundal diine fàttalente ci wàllu yàlla waaye it fàttalente ci wàllu yàlla amit lu ñu yóbbaloo rawatina ci fan yii nga xam ne ci lañ toll muy fani weeru koor yàlla baaxe nañu nag ñu am satu Seyxil Xaaji Malik radiallahu taala anhu ci suñu biir takat Cheikh Mouhamadul Busri da daan wax ne ida saxara al ilahu unaasan li saidin fa innahum suadaahu su yàlla tàggatalee aw nit ku baax ba mu ñëw duux ci seen biir bay boo ñu bég te xam ne yàlla namm na ci ñoom ñu texe comme yàlla tàggatal nañu sëtu Seyxil Xaaji Malik mu fekk suñu fii ci biir weeru koor wi ci saal bii ak boroom xam-xam yi mu àndal kooku sant yàlla mënu koo ëpp kon duma guddal xanaa damay seedeel sëriñ bi rekk sama cant ak sama mbégte ak sama seede ci daayira Maam Fawade Wele bii naam ay jigéen lañ waaye jigéen yu man góor lañ ñoom de daray xadara bi tànqam lu wuñ ko dañuy def sax seen initiative bopp lu ñuy def ñoom ñoo ci man te léegi sax ñoom ñooy jiitu góor ñu topp ci gannaaw loolu nag dañ la koy seedeel gis naa bu gàmmu ñëwee ñoom ñooy takk seen ndigg ne dañuy gàmmu far force fexe ba ñu daje def gàmmu ren jii def nañ gàmmu gu rëy ñaari gàmmu a ngi ni jàll yoo xam ne ñoom ñoo jël initiative bi te góor ñaa ngi fi kon ñoom ñoo jiitu góor ñu topp ci seen gannaaw naka noonu it seen conférence bi xeex nañ ba mu nekk annuellement te góor ñaa ngi fi dañ leen di jàppale rek kon nag ñoom la sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu waxoon mi ngi ci ñoom moom daf ne góor ñi ñoo ko tànn waaye moom moo tànn jigéen ñi mu wax ne sama jigéen ñii ñooy pendal yu gën tubéy lëjaluñ ma ci lijaasa lëjaluñ ma ci imaamu jàkka te lu góor ñi def ñu def fukkam waaye suñu góor jigéen ñi mel na ni jaar nañ tànki jigéen yooya jigéen yu baax na ngoo muñal sëriñam barke mooy cëram Fawade Wele na ngoo muñal Maam Usmaan barke mooy cëram jigéen yu baax na ngoo muñal sëriñam barke mooy cëram Fawade Wele
jazakumullahu xayran xaj na temps bi moo ñuy koñe moo tax mënuñ leen a bàyyi ngeen yeggale kon daal sëriñ bi ñi ngi lay seedeel suñ sant ci daayira bi di ñaan boo jëlee kàddu nga ñaanal leen bu baax yàlla may leen njaboot yu barkeel ñi amut borom kër yàlla leen yàlla may borom kër ñi am borom kër yàlla na yàlla jubale leen ak ñoom njaboot yi yàlla na ci yàlla teg loxoom lépp lu ñu man ren déwénee yàlla nañ man lu ko ëpp nañu ànd ak wér ànd ak jàmm ànd ak tal di nekk ci jàmm fii ñañ bàyyi Sénégal yi nekk ci jàmm kon nag foofu rek laa yemale kàddu yi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. dañu wax ne daayira maam Astu Jànqe mi nga xam ne mooy baayu Baay Ñas waa daayira bu buy teew si nañ ci jataay bi daayira silatu rahim bu si ngooñe it moom it egsi nañ ci jataay bi naka noonu it ñi ngi sant Jóob mi nga xam ne moo di Jóob bi def wàllu mécanique te nekk fii moom it teew si na ci jataay bi ak mbooleem bonne volonté yi nga xam ne fekk si nañ ci jataay bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون